seen jàkkaarloog juge d'instruction bu 8e cabinet jëm ci li nga xamante ne moom lañ koy tuumal digganteem ak Adji Sarr ëllëg ak jàmm lay doon bu 9h jotee ñu fàttali ne juge d'instruction googule daanaka ni ki alxamis gi ñu weesu jotoon na seqax la jab tontu ak soxna si di Adji Sarr ma tuumal Ousmane Sonko dañ ci dikk na mu gën a gaawee. leneen ci xibaar coronavirus beeg na mu dugg see ci mim réew booba léegi toll na ci at bokk na ci limu doomi aadama yi nga xamante moom la coronavirus bi jota fagagal ci réew mi ak itamit ña des ci lalu hôpital ña nga xamante ne jot nañoo faju ba wér pëng ci bile Covid 19 da ngeen ci dégg leeral yeeg bilan annuel bu Mame Khady Diéry Fall dañ ci toftal xibaaru yéenekaay yi mbokk yi bu nees ki seema dikk ak yéen ci yàttalu xibaar mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru suba si ñu fas yéene ko door rek dossier Ousmane Sonko digganteem ak Adji Sarr njiital Pastef ëllëg ak jàmm lañ ko wóolu ci àllarba ji ñetti fan ci weeru mars gi ñu ne ci la fas yéene dem wuy ji juge d'instruction bu 8e cabinet nga xamante ne ëllëg bu 9h jotee dina seq ak laaj ak tontu ak Ousmane Sonko ñu fàttali ne juge d'instruction googule jotoon na sax seq ak laaj ak tontu ak Adji Sarr ma tuumal Ousmane Sonko ni ki alxames gi ñu weesu la doonoon ci diiru ko juróomi waxtu yoo xamante ne Adji Sarr ma nga woon ca juge d'instruction bu 8e cabinet ëllëg ak jàmm ci àllarba ji ña ngi fay xaar Ousmane Sonko. leneen ci xibaar mu ñeel ay farando wala boog ay jegeñaale Ousmane Sonko yaa ñu teg loxo ba léegi Dame Mbodj ak Abdou Karim Xurum Xaq ñoom ñaar jot nañ leen a may afiya gongoonu ko démb la ñu génn jóge ca commissariat central delluwaat ca njabootam ñu fàttali ne tamit am na ñoo xamante ne jot leen a teg loxo ba léegi kenn mun a gulee na maanaam bàyyi ñu am afiya ci dossier Ousmane Sonko. njàng meek njàngale mi jotoon na xajam démb waa G20 ak waa CUSEMS bankoon seen loxo ngir mettitlu tegum loxo ki nga xamante mooy seen naataango Dame Mbodj grève googule nag ndax lim bu takku ci ay école yëg nañ ko déet Mamou Diaby Gassama lañ ci àndal. altine ji am na ci ay jàngalekat ya nga xamante ne dañoo banque seen yoxo ñoom nag dañoo daal di wegg journée morte ba nga xamante ne moom la waa CUSEMS ak G20 daal di décrété ñooñee lu ñuy sàkku rek moo di ne ñu bàyyi ci lu mu gën a gaaw seen naataangoo ya nga xamante ne dañ leen teg loxo ci lu ñeel birub Adji Sarr ak kii di Ousmane Sonko ndongo ya nga xamante ne ñoom lañ jot a sëqal ab waxtaan ñoom nee nañu li ñu mel baaxul ci seen njàng mi. en tant que élève ni ñu ko gisee de mooy journée morte bi du ñu arrangé quoi ñu élèves yi moo tax. gouvernement bi ak syndicat yi dañoo trouver terrain d'entente pour élèves yi bañ ci am ay conséquences quoi. journée morte bi arrangé wuñ de sérieusement arrangé wuñ. bien vrai am na yeneen classes yu def cours mais ñun defuñu cours. daaw tamit jànguñu dara presque mën naa ne ay 4 mois 5 mois lañ jàng ci année bi ñu tëj école yi à cause du coronavirus. nu ñu defee grève ni arrangé wuñ dara parce que déjà semaine prochaine ñu ngi waajal compo suñuy grève nii duñu réviser dara. Aliou Thiam bokk ci CUSEMS daal nañu xamal ne moom wegg na la nga xamante ne moom la syndicat daal di wax waaye taxut nag jot na yëkkati ay kaddu jëmale ko ñi ngànk gouvernement bi ak askan bi. ñu ne un enseignant bu ñu jàpp fële au niveau de Cabrousse fekk ko classe am jàpp ko ma ne même bu dee doonoon def politique mun nañ xaar ba mu génn école bi ñu fekk foofu jàpp ko sur le terrain politique ou bien fekk ko gërëm jàpp ko mais pas à l'école. waaye c'est le genre humiliation la bu ñu def pour tout le corps professoral donc on a fait un mouvement de soutien d'humeur mais pour ñu liggéey réew mi bàyyi wax ji bëri ji Sonko Adji Sarr mais du yoon ñu paralyser tout son pays wax soo ba ngoon ba état bi moo war a jël ses responsabilités population bi aussi xool seen bopp xool lan mooy intérêt réew mi ñu dox ko. te lycée Blaise Diagne donte sax am na ci professeur yaa nga xamante ne jàngalewuñu niki altine ci ndaxte li ñuy sàkku moo di ne ngir ñi bàyyi jàngalekat ya nga xamante ne dañ leen teg yoxo jamono ci waaye am na ci enseignant yaa nga xamante ne ñoom wëyal nañu di amal ay cours ca classe yi naka noonu yi la jàngalekat sax ñoo ngi ñaax gouvernement bi ak ña nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk kuréel yi ëmb jàngalekat yi ñu indi ab saafara ci mbir mi ci lu mu gën a gaaw.
Mamou Diaby Gassama ñu ngi koy jaajëfal bari na ñañu teg loxo ci dossier Ousmane Sonko tax na étudiants yi bokk ci Pastef ak FRAPP France Dégage ak FDS ak Y'en a marre méttilu nañu tegum loxo googule ne bu ñu sañoon nguur gi teggi loxoom ci doxalin googe ñu bëri mun a delluwaat seen kër ba mun a amaat afiya xam ne dañ ko démb ci seen janook taskatu xibaar yi Mbaye Ñing mayor seen kàddu àdduna ci micro Moussa Sène. ñu ngi leen di jàpp ci le 26 février bi nga xamante ni moom lañ génn ñu jàpp leen ci anam boo xamante ni nag jekkul jaaduwul jàpp bi ñu ko amal mooy service sécurité COUD bi nga xamante ni moom moo nekk ci biir université Cheikh Anta Diop de Dakar service sécurité boobu nag ñu xamal leen ni dañ leen fi teg ngir ñu saytu ñi nga xamante ni ñoo di étudiants yi waaye itam ñu respecté seen ak seen yàlleef lu ñu nemmeeku nag ci jàpp bi nga xamante ni jàpp nañ ko suñu ay naataangoo mooy teguñu ko ci yoon teguñu ko aussi itam ci respecté ak yelleefu doomu aadama bi rawatina étudiant bi nga xamante ni bu dul dara mayuñu kenn koo xamante ni moo xam police la ak ku manti doon muy dugg ci biir espace universitaire di fi jàpp ab étudiant rawatina nag ñii nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkal waa COUD ñi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan ay sàcc di dugg ci biir université bi di dugg suñu duus yi di sàcc lu mën a nekk ci biir université bi ñii nga xamante ni ñoom ñooñu ay service sécurité lañ ñoom ñooy bàyyi ñi agressé étudiants yi à chaque fois ci biir université Cheikh Anta Diop de Dakar ñooñu ñoom ñoo ñëw jàpp suñu ay naataangoo étudiants illégalement de manière arbitraire ñu jàpp leen ba pare dem jébbal leen ñi nga xamante ni ñoo di service bu commissariat bu Point E. di artu Sénégal di artu opinion publique bi di artu direction bu COUD di artu képp kuy étudiant di artu képp koo xamante ni citoyen sénégalais nga jug taxaw ndaxte li nga xamante ni moo nekk ci réew mi jekkul jaaduwul te bu ñu ko bàyyee réew mi dina àgg foo xamante ni bëgguñu fa àgg 23 juin 2011 yéen ñëpp xam ngeen ko li fi amoon nag bëgguñu mu amaat tey jii ci réew mi li ñu bëgg mooy suñu ay moromi étudiant suñu ay naataangoo suñu ay mbokk révolutionnaire suñu ay mbokk bañkat suñu ay mbokk jàmbaar ñu libérer ci nu mu gën a gaawee dans les plus brefs possible dans les plus brefs délais possible nañu leen libérer suñ ko deful dans 24 heures dinañ bloquer espace universitaire bi dinañ bloquer avenue Cheikh Anta Diop de Dakar te it fi nga xamante ni mooy université Cheikh Anta Diop de Dakar dinañ fi décréter li nga xamante ni mooy journée sans ticket. lu ëpp fanweeri militant Pastef ñoom la ñu teg loxo foofee ca diwaanu Sédhiou doon lu métti lool ay farando Ousmane Sonko amoon yéene amal doxum ñaxtu ca mbedd ya waaye nag préfet bu gox ba moo ko mujjee aaye terewul jóg nañoo ñaxtu dañ ci teewlu Fatou Bintou Diédhiou mayor seen kàddu àdduna ci micro Lamine Bayo. Ils n'ont pas voulu tey parce que dañoo sonn dañoo noppi ba sonn donc dafa jot ñu génn defante ko ak ñoom ñun li ñu soxla mooy ñi ñu déglu ñu wax li nekk ci ñun parce que mënuñu continuer di noppi lu ñu metti mooy ñu ngi jàpp suñu ay camarades patriotes ñu ngi leen di jàpp n'importe comment di leen fekk ba ci seen biir kër wala ñuy manifester pacifiquement te ñoom en tout cas ñu ngi profiter ci pandémie bi di réprimander di def lu leen neex ba pare bañ ñi génn complot bu leer nañ la boo xam ne Sénégal yépp xam nañ nu mu tëddee donc ci kaw complot boobu mënuñoo accepter suñu leader ñoom nekkuñu ci yoon bëgg suñu leader nekk ci yoon def nañu demande d'autorisation ñi bañ ñu koo accorder parce que ñun li ñu bëgg ñu dégluñu pacifiquement mais comme loolu mënul nekk ñun tamit daw nga parce que tey ce sera dee bi mbaa liberté bi appel di ab kuréelu politique goo xamante ne mu ngi fii jot na métitlu li xew ci mim réew ak doxalinu nguurug Macky Sall ne nguurug jaay doole moom moo tàmbalee feeñ ci réewum Sénégal gi ñu ne ba tax na xoxotal ak fagagal jëm ci kujjeeg politique bi loolee lu war a dakk la Biram Khoudia Lo moo ko xamle moom lañ ci teewlu ci micro Aji Ndey Kuna Jeey. damay wax ni du sax Ousmane Sonko ak état bi la ak peuple sénégalais parce que boo xoolee dañu confisqué li nga xam ni xeex la bu nga xam ni yàgg nañ ko def tey ñu am ko ñu bëgg confisquer liberté yooyu di jiiñ ay nit ci lu ñu tegul fenn muy gàcce ci Sénégal ñu lever immunité parlementaire Ousmane Sonko dans l'irrégularité def ay vices de forme yu dul jeex pour ñëw livrer ko à la justice comme ça yaakaar ni nag nit ñi dañuy seet di seetaan yaakaar ni ñu ànd ak moom dañuy seetaan yaakaar ni peuple sénégalais yi dañuy toog di seetaan te loolu ñëpp xam nañ ni complot la ndax tey France bu demee ba nga xam ni moom ci boppam
dafa bëgg jëfandikoo Afrique pour régler problème mu boppam defe naa tey jot na africains yi ci seen bopp jëfandikoo seen ay ressources pour seen ay doom ñoom parce que Afrique dafa dellu ginnaaw te France déjà moo ñu raw donc dañu war a taxaw dañu war a takku dañu war a fippu ndax tey fippu jot na parce que dañ ni bu fekkee droit yi nga xam ni tey état moo ko war sauvegarder état moo ko war a nekk garant bi état moo war a ku nekk mu jox la sa ay droit moom mu bafoué droit yi kon fippu dafay doon lu nga xam ni comme ni ko Ousmane Sonko waxee lu war la. ñëpp nañ jóg pour projet Pastef ak dëggu ànd liggéey defe naa loolu moo mën a fexe Sénégal jóge fi mu nekk. bu dee Grand Yoff moom askan wa fay yeewoo mënatuñoo nekk ak xel mu dal la ko waral mooy màggetaayu tax ya fa ne te benn bu ne mun naa jékki-jékki nërmeelu jur fa musiba ba tax na ne bu ñu sañoon nguur gi gaawtu jël ca matuwaay laata muy jur loraange ci ñoom dañ ci teewlu ñenn ci askan wa yeewoo ca Grand Yoff àdduna ñu ci micro Fatou Bintou Diouf. war nañ ko mën a wax parce que ñun boo xoolee ñun presque mois bee passé rek jóge nañ ci. fii nii am na suñu benn bâtiment boo xam ne dafa lakk mois bi passé nii bii ñu génne nii parce que boo xoolee tamit lu nga wax tamit effectivement dëgg la quoi parce que gars yi war nañ ci jóg parce que da ci war a jël charge am xoolaat bâtiment yi parce que ay risque la. buñ fi toogee nekkal fi seen bopp lu jëntiwuñu doomu aadama yi chaque jour ci ay problème rek la ñuy dëkk ndax ñu ngi gis kër yi nga xamante ni danoo dem ba màggat ñu bàyyi ay nit ñu fay dëkk te ñu xam ne fii lii màggat na date bi jeex na ñu bàyyi nit ñu dëkk fa xam nga loolu du yoon. non man mën nañ ko wax. mais je ne suis pas protégé man li ma sentir man protégé amul parce que ñu war a protéger xëy na kon déjà rek li ma la mën a wax moom mooy ñun suñu biir ñoo jàppalante wu na. Sénégal it ni mu la ko mën a waxee xam nga rek dafa doon loo xam ne ku ci nekk li ngay wax mooy dëkku ñëpp la te fekk or ko mun naa ne xam nga suñu dëkk la ñun ñëpp waaye ku ci nekk ku ne. balaa ñu lay protéger yaay protéger sa bopp lakk yi li koy indi la plupart xam nga branchement courant yi. su ma gisee kër yu nga xam ne dañuy yàqu mbaxe ñu nga xam ne ñu ngi fay dëkk normalement dañu war a quitter le lieu te borom kër yi ñoom normalement waruñu jël seen kër yu nga xam ne yàqu na kiiw na ñu di ko jox. normalement dañ ko war a gën a sensibiliser la population gën a xam loolu. ensuite war nañ def ay sensibilisation mobilisation que ñu mën a xam protection civile ñu yore protection civile ñoom dañu war a def plan de travail sur la population pour sensibiliser la population ñu mën a xam ñoom seen droit lu nga xam ni lu baax ak lu baaxul pour que ñoom ñu mën a moytu loolu. ci jamono ji am na ci ñoo xamante ne daanaka liggéey nañu ba jël retraite waaye nag terewul ñu maanaam ba liggéey bi ña ngay wéy di daan seen doole ngir mun a dabu dépense ak taxawu njaboot gi yenn say tolof yu bëri da leen di faral di dab ñu bëri ci à la traite yooyu la ne seen pension moo demeewul noonu dañ ci teewlu reportage yu Dieng Ndiaye. Sénégal à la traité yu bëri ñu ngi wëy di liggéey muy mbir mu ñu gën di gis donte seeni at bëri na góor gi ay atam war a toll ci juróom-ñaar fukk di ñu xamal ni ñàkk pexe moo tax ñuy liggéey. mag mu amee at di liggéey bu sañan bu amee moyen dana retraité waaye nag bu yàlla maye ak wér te amoo moyen il faut nga yëngatu liggéey. gouvernement bi day man sama boor defuluma dara bu fekkee ne daa mën a dimbali mag ñi soutenir leen mag ñi ñu nekk ci mbedd mi wëndeeloo xanaa dem ab dëj wala ñu dem ngénte dëppaat ñibbisi. ndaw li moom di xam leen ni passion bu tuuti moo ko jokk a waral. bon li ma ko gisee mooy situation bi moo leen obligé ñu def noonu parce que avec la conjoncture nii nga xam ne dëkk bi neexul pension yi déjà du ñëw à temps bariwul te du ñëw à temps nga bëgg ko booleeg yor njaboot gu sew ça va être difficile pour ñoom ñu joindre les deux bouts quoi. moo tax paa yi duñ mën a toog seen kër en plus toog sa kër te amoo loo fa toogee day xaw a doy waar. en plus gouvernement bi jàppale wu leen quoi.
boo xoolee bu ñu la waxee pension de retraite ñaata lay tolloo da ngay tiit. Cheikh Tidiane Boy dikku retraité ay atangi gis ne nguur gi da leen a seetaan. gouvernement bi kay ñoo defal leen war ñu defal leen war kay yow bu fekkee da nga retraité yow li ngay fayeeku ba yor sa jaboot lu tuuti ngay fayeeku léegi il faut nga dem liggéeyi waaw bu fekkee gouvernement def li mu war a def nag nga xay nit ki di nga fay li mu war a fayeeku su ko amee day toog nappalu waaye ba fekkee ne yow amoo dara doo man toog nappalu. maa ngi doon liggéey aéroport foo daan doon liggéeyee waaye bi ma retraité du ñu am problème ak service bi ñu dem tribunal ba sonn mu mujj nappalu bàyyi leen ak yàlla. ñàkk ndimbal ak passion bu néew bokk na ci li tax à la retraité yi di wéy di liggéey ci diggante mage ak liggéey bu metti wéy à la retraité yi ñoom ñu ngi sàkku ndimbal ci nguur gi ngir seen nekkin gën a ñoŋ. ma ngoog bés ni daaw la coronavirus dugg si ci mim réew toll na ci at goo xamante ñu ngi dund ak mbas mi di coronavirus lu bari na xew fi corona bi gën a lottal askanu Sénégal waaye nag terewul askan wi ba léegi ñu ngi jéem a dund ak feebar bi di Covid 19 ban jàngat ak taxaw seetlu gan ci am ñenn ci askan wi àddunañ ci micro Jàkke Mbay. virus moom ñëpp xam nañ ne ça existe lu xew lu am la ñun xam nañ ko am na politique. loolu moom kenn warantew ko parce que wutukaayu xaalis la. vaccin yi man dama bëgg nit ñi dem vacciner pour couvre-feu bi jeex nit ñi nekkaat ci jàmm comprendre vaccin yi du dara ci man du dara ana Sénégal docteurs yi scientifique yi nulewuñu nul à ce point ñu ñuy vacciner lu bon. Triste rek métti woon na tamit parce que bi ñu déggee corona bi li mu doon def Europe di rey nit ñi ñun bi ñuy déggee ne cas am na Sénégal triste woon na métti na daal ci ñun te tamit teg nañu daal stress boo xam ne. bu metti woon la vraiment ba nii sax. man gëm naa ko tuuti moom parce que parfois nga dégg cas yoo xam ne day bëri ba mu jaaxal la doo comprendre daal xaw naa ko ragal nag. feebar bi moom xaw ma fu mu jógee yal na fi yàlla gaaw a jëlee fii metti na trop handicapé nañu liggéeyatuñu defatuñu dara waaw dëkk bi daal metti na moom ndax feebar bi moom. bu amee politique tamit de xam naa ne moom feebar bi am na sama benn xarit boo xamante ne tamit jëkkëram. moo ko dal ba mu gaañu fii ci Fass fii man de vaccin moom leen laa ji xam su fekkente ne su ma vaccin wu dootuma takk masque dinaa dem vaccin wu moom waaye su ma naroo vaccin di takk ay masque di raxasu moom naa nekk ci raxasu takk masque bi rek ba si kanam. man corona duma ko gëmul à 100% xam nga lu tax gëwuma ko damaa gis marché Colobane nit ña fa ne te mësuñoo tudd marché Colobane ma dem Asalem te mësuma dégg ñu tudd Asalem ma dem Soumbédioune mësuma dégg ñu tudd Soumbédioune te mësuma gis kaa bu ñëme bii kaa la. man daal corona defe naa ne dafa ànd ak politique ànd ak xaalis ba tax ñu bëgg ñoo saañ corona rek mu taw a jeex. man ñàkkuwuma xam nga lu tax ñàkkuwuma dama koo gëmut ndax àdduna bi dañoo am yeneen yoo xam ne nii war nañ koo tal nit ñi sonn nañu. nit ñi xiif nañu la nga daan man mënatoo ko. vaccin yi soo xoolee am na ay vaccin yu yàgg ñoom ñuy vacciner nit ñi est-ce que may dëgg mais pour man soo gisee nit ñi wóoluñu vaccin yi c'est par rapport ak yenn déclaration yu amoon surtout vis-à-vis de l'Europe ci yenn débat yi gars yi ñu doon dëgg que ils vont aller faire les tests en Afrique. mooy doon loolu dut boobu noonu mooy ni tey dut boobu noonu. Ce qu'il faut faire, c'est dans la communication, expliquer aux aillements et rassurer les gens. ci googule mbas la ñu desandi di coronavirus mi fi am at ci réew mi bokk na ci lu toll ci juróom-ñetti téeméeri doomi aadama ak juróom fukk yi faatu ci coronavirus ñamu jota itamit daaneel ci lalu hôpital ña ko jota am ci réew mi ëpp nañu fanweeri junni ak ñeent dañ ci teewlu bilan ak xayma Mame Khady Diéry Fall ci coronavirus. Institut Pasteur bi ñu xoolee résultats yi xamante ne analyse bi joxe na ko wax nañu ne résultat yi dafa positif mooy que ne jàngoro bi mu ngi si. mu doon xibaar bu tiital te ëlëb sénégalais yépp ñaari fan ci weeru mars ci atum 2020 réewum Sénégal jot ci kaaw corona bu njëkkam ki ko fi indi di ab waay doomu France bu jógee dëkkam ñëw file ci ndakaaru mbasum coronavirus nag doon noon bu ñu war a xeexal tax ba ñëpp ñu yëngu ci wàllu ko politique muy ñu nekk ci nguur gi ak it ñu fari ci kuje gi artistes yi way taskatu xibaar yi ak ñëpp ñi nga xamante ni bi ñooy yëngu ci
société bi daal di boole seen doole ngir daal di bokk ci xeex mile jëm ci coronavirus. Gannaaw Dakar Thiès ak Touba bokk nañ ci ñi nga xamante ne bi ñoom la mbas bi gën a laal mbas mile sax jota daal di laal lépp lu jëm ci wàllug gafakaak réew meek ñi fi dëkk jëm ci wàllug nekkin bi daanaka fépp la dajal mbas mile tamit daal di mbas ñëpp ñi nga xamante ne bi ñu yëngu ci aada ak cosaan ba tax sax yenn ci ay bërëb yi daan nemmeeku ay dajaloo yépp tëj yenn bërëbu liggéeykaay yi daal di tëj wala sax am ay jafe-jafe ngir daal di fay seeni ay liggéeykat yenn ci kër yi amatuñu lenn lu ñu jox seen ak njaboot lii sax tax ba ki nga xamante ne bi mooy njiitu réew mi daal di yëkkati ay yenn programme yu ci mel ni koppar bu ñu teg ngir daal di xeex mbas mi waaye tamit indi wàllug ndimbal ci ñi nga xamante ne bi ñoo ko yeeyoo donte sax jot na jur ay coow ci wàllug yorin wi beneenuk jéego bu nguurug Sénégal teg jëm ci wàllug état d'urgence ak couvre-feu li lay tamit jot a jur ay jàmmaarloo ci yenn gox yi lay file ci Sénégal wante mu ngay wéyandi di am donte sax ci Dakar ak Thiès la yem tey tamit bi yoon tuddin bi dafa daal di soppeeku ñu koy woowee état d'urgence sanitaire bi mu duggee Sénégal ak léegi coronavirus jot a faat juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukki doomi aadama fanweer ak ñeent junni doomi aadama ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak ñaar fukku doomi aadama yu jot a am feebar bi lee am lu tollook ñaar fukk ak juróom-ñeent junni doomi aadama ak téeméer ak juróom-benn fukk ak benn yu ci wér mu wane ne feebar bi lee di coronavirus mu ngay wéy di dox ay jéego ci Sénégal wante mu am ab yaakaar bu juddu muy vaccin yi lee Sénégal daal di door ñaq yi lee jëm ci coronavirus ak bu waa Chine di Sinopharm wante laata boobu digle yi fi des ba tey di sàmmonteeg lépp li nga xamante ne bi waa kër docteur daal di nañ ko teg ngir buñ ko may benn yoon mu màggalee fi ñaareelu atam. mangoog dañ ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo ci bëccëgu tey ji gannaaw at mi coronavirus am ci mim réew mbokk yi ci noonu ñu jukki leen xëtu yéenekaay yi fas yéene ko door rek Walf Quotidien yéenekaay bi jiitu ca